ITV ñu gërëm leen ci ànd beeg ñun waxtu xabaaru mbarax yi la gën a fees bokk na ca nii ndax xam diggante président Macky Sall ak Khalifa Sall dañoo war a àndaat déggu ci wàllum politique am ndët lu di mel laaj bi samp na ginnaaw toogaay boobu la ñu gis président Macky Sall demoon jaare ji Khalifa Sall ginnaaw waajuram bu génn àddunam jàngat am ñu bari jàpp ne président Sall daa toll ci waxtaane mbir mi ngir lépp yolom tem Moussa Taye kàngam jege loolu président Khalifa Sall gis ni Khalifa Sall nekkoon dem nekk tey mooy sax ci opposition dañ ñëw ci biir xabaar nu mu gën a yaatoo na ci bokk itam mbirum politique ba tey jàppale ni ginnaaw loi bi soppeeku te pencu ndaw réewum Sénégal jëna ko barki démb lañ ko woteem député Cheikh Bamba Dièye ne la mu gis mooy faw député opposition bi dem ca ëttu attekaay bi gën a kawe muy conseil constitutionnel ngir kon dugal fa bataaxal buy tax boobu lépp loi am kenn du ko jëfandikoo ci biir Sénégal ji Bamba Dièye jot na indi gis-gisam jëm ci tolluwaayu réew mi ak keroog seenu woote Sénégal yu bari gën nañu daal leen di wuy si daañu ci ñëw ak lam ca dénk mi ngi Maham Ndiaye nu suma def ba entreprise yi nga jógee askanu Sénégal gis-gisum ministre bi dénk dimbalante ci Sénégal ma nga woon ci daanuk Saalum kàddoom jot na jib nenam lëkkaloo gi mënta ñàkk dana baax ci askan yi waaye itam dana baax ci entreprise yi daañu ci ñëw nes ki ñu song faram fàcce gi yàq rek xabaaru marax yi ñu koy tàmbalee ci mbirum politique ginnaaw ba leen yow Sénégal coow lu jeexagul diggante président Macky Sall ak Khalifa Sall mi fi nekkoon meerum Ndakaaru ginnaaw seenu toogaay bi am na gën ni démb daanaka Khalifa Sall waajuram bu jigéen génnoon àdduna boobaak léegi président Macky Sall sol dàllam jaale ji ko boobu toogaay tax na ñenn jàngat ni ndax xam kon waxtaan xëju fa bëggandi ko am Moussa Taye ni déedéet ak lu mën di xew Khalifa Sall fa mu nekkoon démb fa la nekk tey des ci opposition mu ko tax a jóg donte nag toogaay dem démb du politique waaye nit ak nit la jokkoon nag Pape Ousmane Sarr. démb ci bëccëg président Macky Sall ñëw na kër Khalifa Sall pour jaale ko gannaaw ba nga xamante ne ñàkk na waajur bu jigéen président yónni woon na monsieur Oumar Gueye porte-parole du gouvernement mu ànd ak gouverneur Dakar ñu ñëw fa ci ginnaaw gi. soxna Marième Faye Sall ñëw na ci kër Khalifa jaale si moom aussi mu décidé ñëw moom kenn jaale si Khalifa Sall bi ñëw aussi dalal nañ ko joxe na njaalam nangu nañ njaalam ñaanal yàlla ki fi jógee ñaanal Sénégal mu dem ñibbi ñu koy sant di ko gërëm ci loolu ndaxte mais ni président de la République bu jógee jaale si la vraiment loolu rafet na li taxawoon démb affaire u àdduna la affaire u dëj la woon njaal la woon loolu la ci waxtaanee waxuñ ci leneen man nag gisuma leneen ci ginnaaw ci wàllu politique fa nekkoon ba léegi foofu lañ nekk moom fa mu nekkoon la nekk ba léegi dara changé wu. Moussa Taye jokkoon ak Pape Alioune Sarr yemu ca jokkoon na it ak Luc Sarr moom mel ni ku xaw a dandal kàddu yi Moussa Taye moom la mu gis mooy ak loo ci mën di dégg fi réew mi tollu tey ci mbirum politique tax na président Macky Sall mel ni ku am intérêt ci jàmm am ci réew mi waaye tam ci géew politique bi moo tax dàqul sax ëllëg àndaat ci politique diggante Khalifa Sall ak président Macky Sall Luc Sarr ñu teewlu ko. jàpp na ne kenn du wax mukk ne du am lépp mën a am ci politique ndaree ne tey jii sax di gën a tax max bi gën ko fi ne mooy que ne dañu nekk ci réew moo xam ne lépp loo xam ne na tax jàmm sax ci réew mi lépp loo xam ne da tax nit ñi seen diggante a tax dañ ko war li nga xam ne tey jii am na ñu ngi ci yoon woowu duma xam xaw ma nu muy demee waaye yéene bi nga xam ne président de la République am na te mu wut mooy jàmmam ak diggante doomu aadama yi rawatina ñi nga xam ne ay ku jënd ci wàllu politique bi loolu daal wóor na ma lépp mën a am sëriñ bi ndaxte su fekkee lu baax dara jóg rek da ngay def lu baax bu mu mat sëkk. Luc Sarr moomu ngeen dégg sax kàddoom bokk ci kàngam yi ŋànk parti bi di APR nekk au pouvoir xabaar yi wéy ci beneen mbir pouvoir bi ki démb la ko def ci penc bu ndaw réewum Sénégal député daal di koy woteem muy ab loi buy soppi code pénal ak code procédure pénale doxinu attekaay yi dañuy doxee lu mel tax na ba coow tàmbalee bari opposition parlementaire député yi nekk ci opposition gis ni ñoom
naam vote bi jàll na ca pencum ndaw réew waaye ñoo des nañu xam bi daañu jébbal bataaxal ëttu attekaay bi gën a kaw Sénégal muy conseil constitutionnel lañ ci bëgg mooy boobu lépp loi noonu ko daal di annulé bu ñu ko saxal ci Sénégal gi ndax nekk lu gën kàddug Cheikh Bamba Dièye kenn ci député opposition bi nekkoon gana ko toog Sénégal kàddu tam jot naa jëp ci wooteem bi ñu wootee woon bëri ki dem ñoom opposition ci bu ñu xoolee mbedd yi xawoon na fi lool ñu wàcc ak mi gi madame Ndiaye. coppite yi nga xam ni indi nañ ko ci code pénal ak code de procédure pénale ba tey jile opposition bi mënuñu ko nangu gannaaw ba mu jàllee assemblée nationale ba noppi Cheikh Bamba Dièye ak i ñoñam dañoo fas yéene dem sa conseil constitutionnel signature yépp am nañ ko ba noppi suñu sukkandikoo ci moom. non mu amatul lu ñuy xaar ci moom ndax moom daf doon nëbbatu pour kañ bañ yëg volonté bi mu am pour lijjanti politiciens yi ak activistes yi ñi nekk ci internet bi. donc li wér bu yegsee si moom dina ko promulguer li fi des kañ mooy yóbbu ko sa conseil constitutionnel te man ak ñuy seet man ak yow ak ñuy seetaan xam na lan mooy taxawaayu conseil constitutionnel bi bu ñu dàqee loi bi mooy di normal te ñun ñëpp am nañ ci ñaaw njort bu wér. conseil constitutionnel foofee la kujje gi bëgg sukkandiku ngir rek neenal coppite yi nga xam ni rek dañ koy indi gannaaw ba nga xamee ni rek askan wi wuujiwuñu woon benn yoon si woote bi nga xam ne rek defoon nañ ko si aljuma bee ñu génn waaye moom député bi bokk si M2D xam na lu tax askan wi génnuñu. benn bi moo di procédure d'urgence bi ak accélération wu affaire bi ñaareel ba loi bi li ci bon dañ ko dëxëñ ci biir. ba nga xamee ni même bu ñu la ko waxee boo ko gëstoo xool ko nii de manière superficielle doo gis li nga xamee ne moo ci ñuul ak moo ci ñaaw mais liñ ci war a jàpp rek mooy que ni ay sénégalais bu ñu nekkee ci biir mi du lépp la ñuy yëgandoo du lépp la ñuy jógandoo ndax am réew yenn saa yi da ngay jàpp ni mbir mi du intéressé kenn mu mujj doon jafe-jafe bu dul jeex nga jàpp ni lii rek moo jar a jóg lii rek moo jar a taxaw mu mujj doon loo xamee ni kenn du ci yëngatu. moom njiital front pour le socialisme et la démocratie Benno Jubal àdduna it ci élection locale yi nga xam ne rek moom la ñu dëgmal moom dafa fas yéene samp ndëndëm. Bien évidemment on y sera et cette fois-ci il n'y aura pas de possibilité d'être ailleurs ou ailleurs je serai candidat li ngay laaj ndax mën nañ ko matte nañ ko bu boobaa c'est dans moins de 6 mois on le sera. La réalité aujourd'hui montre que ni le bloc Benno Bokk Yaakaar est un bloc composite de plusieurs formations politiques et c'est accepté à leur niveau. Alors pour les contrer, de manière absolument certaine, l'opposition a intérêt à y aller de manière concertée pour avoir aussi de son côté les meilleures chances. Bien évidemment, pour les locales à Saint-Louis, c'est l'idéal et c'est ce que nous cherchons. Suñu ko amee, ça nous facilitera la tâche, mais la réalité mooy chaque Sénégalais doit savoir que je serai candidat à ces élections. Cheikh Bamba Dièye bëgg delluwaat ci mairie Saint-Louis nga xam ni yoroon na ko ci diggante 2009 ba 2014 ndax lu nu mel nag ku jógi dinañ ko ci bàyyi loolu moom mooy xeex bu njëkk bi nga xam ni bëgg na see am ndam. mi ngi Maram Ndiaye jaajëf Cheikh Bamba Dièye yëmul ca nekkoon na fi maire bu Ndar waaye tam nekkoon fi ministre bu dénkoon joyanteeg jubbanti diwaanu Sénégal ba nu dox ci tànki koom-koom moom ministre ba woon nenam fi ñu toll ni tembe ak nawet bi ñu dëgmal mbënd mi ba léegi jógu fi seen gox yi ca nag faaw nguur gi soppi doxalin ca mooy teg ay pexe yu wóor yoo xam te ne bi mooy tax ba ñu mën a génn situation bi nekk ba tey Cheikh Bamba Dièye mi ngi Maram Ndiaye. gis nga la question des eaux dafa di une question essentielle li ñu manqué ñun mooy ñu am ay plan de contingence boo demee assemblée nationale malgré difficulté yi ñu am daaw ak yi nga xam ne moom la ñuy séentu ren jii soo digg si rapport di nga ni la tout est nickel et le gouvernement a fait son boulot mais la réalité mooy depuis les indépendances cette question là kenn jëlu ko sérieusement des études sérieuses yi nga xam ne mun na accompagner dispositif bi ñu amoon au juste après la colonisation dafa manqué suñu dëkk yi et loolu moo tax plus fulgurance su nit ñi ni ñuy bëree ak taux de croissance démographique ni mu amee doole les investissements rattrapé wul niveau bi nga xam ne am nañ ko rax si doole dañuy bàyyi ba nit ñi dëkk. ñu soog a inventé leen ay li nga xam ne mooy service collectif yi moo ko c'était suñuy configuration kat yi sax daf ñuy wax ni on est dans la précarité de duñu génnagum. da ngay gannaaw raay noflaay jàmm gën yooyu yëpp mooy. c'est damay jógee fu ndox nekk bay bëgg a dee nekk si ay jafe-jafe daal di jéggi raay bi nii fii gannaaw raay la wala ma ñëw fii di am naa noflaay ndax suuf la wala boog fii na ni léegi jàmm gën donc on n'a pas encore que le sérieux
la projection l'organisation bi ñu mën a permettre balaa ñuy dëkk ñu xool les zones non aedificantes yi am ci fulla ak fayda ba spéculation foncière bañ fa yegg. xabaar yi wéy ginnaaw Géejawaay ak Kër Massar bu ndox masaan laal suuf seeni gox di tëmb ñi di waa Liberté 6 ñoom itam njàqare googu leen moo leen topp chantier wu BRT moo sooke ñoom nañu fi ñu toll ni tembe duñu gëmmati bët nelaw saa yu asamaan si xiinee ñu di jàpp ni bu tawee daañu tëmb seeni bagage ndax chantier yi fa nekk ci yenn canal yi dafa fott lu ni mel lañu xamal seeni njàqare ci reportage yi Mohamed Dieng. taw njëkk ci ndakaaru ci nawet bi wàcc week-end bi ñi dëkkee ci boori liggéey yi jëm ci BRT bi ne nelawatuñu ba yandoor ci chantier yi daanaka fépp ay pax la ak i kàmb waaye ñoom ñi leen lu ñu gën a ragal moo di égout yi fees ba rogalaat. taw bi daal lu ñu tiit mooy égout yi fees wàcc si tali bi loolu rek lañ ci tiit mais pas ça alhamdulilah daal sant yàlla waaw jafe-jafe yi muy andi day tax séeri xale yi bu ñuy jàng nekk surtout école bi tëjagul xet bi feebar bi palu bi affaire yëpp dañ koy ragal gis bi. lu yamamaay ci ay millimètres ndox moo wàcc ci Ndakaaru ñoom ñi le ñu tàmbalee gis gàllankoor yi ñoom ñi dëkkee ci boori liggéeyu BRT bi ne li leen gën a tiital mooy canal yi ñu fàtt te ndox mi foofee rek la munoon jaar. démb rek ba mu tawee fii dañu sonn parce que xoolal dafa wis rek mu taa kon bu tawee fii nu muy mel fii nga xam ne depuis 2004 ba gars yi defee fii 2 voies ci ñun ci la ñu commencé di inondé mais rigole bi dañ dem ba am rigole bu nekkoon fii dañ dem tamit ba muur ko tey bañ ñii dañu foone leneen lañ ñuy defal mais xoola bañ ko xoosee ay garaawaay lañ jël teg nii xoosaat tali bi def nii parce que ñun loolu ay rigole yi doon yóbbu suñu ndox yi yëpp gisatuñu ko ñun dañ jaaxle parce que ñun ñi ngi ragal bu tawee dëgg ñun dañuy inondé. chantier bi gën a kawe yenn ci ay kër yu mel ni bii ñu jàkkaarlool njaboot gi ne liggéeyu BRT bi ni ñu koy amalee dese naa jaar yoon na. tey rek ñu ngi ko doon wax ci suba bi ñuy defee ne parce que dañuy yëkkati kii bi déjà bu ndox mi tawee day ñëw parce que fii même bu dul liggéey bi noonu la meloon parce que defaruñu ko defar mi moo baaxul exactement léegi nag ni ñu defee dal bi nag dañu yëkkatee nii bu demee ba taw day dugg ci biir loolu la ñu gën a kii problème boobu moo nekk suñu bopp comme nee nii. ñoom ñi dëkk ci boori liggéeyu BRT bi bokk na ci lu leen fatt poussière bi ñuy noyyi bés bu ne te mu yegg ba ci seeni biir yi nekk ngir mën a wàññi gàllankooru poussière bi seen fenêtre yi da tëju saa su ne. Mohamed Dieng jaajëf jógee Liberté 6 jël route nationale bi xus jëm Daaru Saloum wàcc tey ba Niassène foofu jàppale ni kon ña fa nekk ay soxna ña ngay góorgóorlu di ko ci koccal fexe fu mu xëy daan seen doole lu duppee transformation maanaam soppat la ñuy bay ful ko ba mu jurum koom ci ndimbalu ministre bi ñu dénk jàppalante jëm ci wàllum kaay mu kaayaatoog yaxantu ci wàllum koom sax yaan càmm moo ko jiite gox bu ni mel fa la jëbalee kàddoom ma nga naan jot na entreprise yi gën a def kem kàttan gën a farlu ci seen ndekkee nag jàppale askanu Sénégal ñëpp ñoo ciy bénéficié wu muy askan wi ak ñoom seen entreprise ñu teewlu ko moom ministre bi la mu dénk sunu correspondant. li tax programme bi am ba ñu mën leen tànn da ngeen doon yaxanaw di liggéey di denc di def seen kees dem ba am mu takku ngeen ne lu ñuy def mu am ñeneen ñu leen gunge muy ay partenaires ñooñu aussi nekk ci secteur privé bi nekk ci gox bi di yëngatu jël ci li ñu am dugal ci loolu mooy RSE loolu lépp nag boo ko gisee dañ ko président Macky Sall daf ko tënk ci secteur bu ñuy wax économie sociale et solidaire sëñ bi ñuy ñaan dafa ne ñu tàmbalee fii ci Taïba Niassène waaye mi ngi ñaan mu génn modèle bi yéen ngeen am ci ndam mu génn law ba génn waxul sax Nioro mais mu génn Kaolack dem ci yeneen région ma jàpp ne sëñ bi ñaan dafa nangu te loolu bu amee du ñu bett ndax nag fii ñu ne dëkk bu tedd te ku suñu borom may nga ñëw fii loo fi yéenee jàpp naa ne taw feex mën na cee am moo tax ministère bi dina accompagner yeneen dérbogale yi nga xam ne jotuñu leen tànn dérbogale yi ci commune bi yëpp dinañu toog ak programme bi foofu nag teñu 48 dérbogale moo fi am 10 lañu sélectionné par des na 38 ñun ministère bi dinañ teg mise au départ pour fanweer juróom-ñett yooyu ñu am li yeneen dérbogale yi
ñu xatar bi ko Saloum wàccaat fi ci Cap-Vert dal ci Rufisque foofee jàppale ni kon li duppee état civil kayit yu ndaw yu bari amuñu ko donte xale bi toll ci jàng jëm ci examen dañuy soxla moom kayit juddu waaye ñu ci bari amuñu ko ngir xeex lu mel moo tax tribunalu gox ba lëkkaloog elaw yi ngir waxtaan ak ñoom boole ci aussi seeni parents muy waajur yi ba nu mën a gën a teel a déclaré gone yi bu nu juddoo taxawaay boobu mënta ñàkk loolu la àttekat yi xam tax ñu lëkkaloo ceeg seen ay kilifa ngir doxal liggéey bu ni mel ñu xuus ànd fàkk reportage El Hadji Babacar Seck. mu nekk xalaatu président du tribunal d'instance bu Tëngéej programme bi tudd kenn du fowee àq ak yelleef amal nañu ko mu nekkoon ay joŋante ci diggante ay école la li gën a fës te ñu ko doon waxtaanee muy jafe-jafe kayit yu tuut tànk yi di jànkonte la. xam nga xale yi tamit dañuy ñëw tribunal lu tax xale yi di ñëw tribunal parce que këyit lañ fay wut bu ñu ñëwee en tant que tribunal d'instance xale bu jege rek këyit ngay faral di ut si donc il est bon que ñun ñu ne il faut que xale yi ñu former leen ci wàllu këyit. xam nga nit ki aussi loo xamut amaana mën nga ko fooyee mais loo xam ba pare amaana doo ko fooy doo ko sàggane moo tax tey ñu nekk fi pour def final bi IEF yi yëpp la regroupé et que chaque IEF mu présenté ñaari club les meilleurs club yooyu ñoo fi nekk tey di compétir. jéego yi nga xam ni tribunal d'instance bu Tëngéej teg na ko tax na lu ëpp ñetti junni xale am ay këyit rawatina ñi nga xam ni ñu ngi nekk ci classe l'examen. madame la présidente bi mu jógee dugg ci école yi def ay club de droits humains di sensibiliser am na 3042 yu ci réglé ñetti junni ak ñeent fukk ak ñaar yu réglé mu des donc lu jege ñaari junni yoo xam ne nii lu ci ëpp eggaguñ CM2 ci ñi egg CM2 quelques cas moo ci des yu war a réglé ñoo xam ne dañ leen permettre def entrée en sixième bu ñu paree doog a régulariser ndax audience foraine yeeg yooyu mais lu ci ëpp eggaguñu entrée en sixième te nii ñuy def nii bu ko bàyyiwul incha allah fii ak ñuy egg entrée en sixième di nga am pièce d'état civil donc ñun am na sax yaakaar ne Tëngéej dina dem ba du amati kaaw élève bu amati xanaa yi ñu déclaré wul. daanaka jafe-jafe kayit département bu Tëngéej wan na ko ginnaaw li ci des mooy waxtaan ak waajur yi ngir ñuy déclarer xale yi. El Hadji Babacar Seck jaajëf ñu daal di delluwaat xuus wutali daanuk Diourbel wàcc ci daanuk Mbàkke jàpp Touba moo fa jàppale ni kon kii di ministre conseiller bi Cheikh Issa Sall kàddoom jot naa jip jëm ci tolluwaay réew mi waaye itam wàcc élection yu ñu dëgmal nee na ab ndëndëm dana ko sampal ak ñam fu ci ne yëpp gox ci biir Sénégal donte jot na jàngataale situation bu Sénégal maanaam tolluwaay ci biir actualité bari ki démb la xew ko njëndaw réew mi ñu xuus ci daanuk Mbàkke ànd fa correspondance su Ngor Ndalo njiital parti de la paix de l'éthique et de l'équité naka noonu it nekk ministre conseil ci wetu njiitu réew mi Issa Sall addu ci modification code pénal ak code de procédure pénale bi ñu voté ci pencum ndawu réew ma candidat ba woon ci jongante njiitu réew mi ci atum 2019 rafetlu doxalinu majorité parlementaire bi. boo nee loi bi dañ ko woteel opposition mais ñu nekk fii actuellement ci pouvoir bi ñoom démb ak barke démb opposition la ñu woon dama lay wax rek man sama cas personnel ñooñu sax mën nañu wax ne depuis 2012. ñu ngi ci pouvoir bi mais man barki démb rek laa jóge ci opposition ñëw ci ñoo nekk conseil président de la république donc nee naa loi boo ko defee defaloo ko ma Samba defaloo ko ma Demba ñëpp nga ko defal. ci lu jëm ci teewaayu néew yi ñu nemmeeku ci tournée économique bu njiitu réew mi doon amal ci bët gànnaaru réew mi Issa Sall ne. man mënuma wax affaire u nervi li ma xam daal mooy ba ñu ma attaqué man ministre de l'intérieur jël na. colonelu gendarmerie bi nga xam ne mooy commandé gendarmerie Dakar yëpp mu ñëw sama bureau mu toog ma toog mu ne ma Issa teg nañ à ta disposition lu ma téeméeri gendarme ñuy saytu sa sécurité guddi ak bëccëg boo demee sama école ñu fees fa del boo demee sama kër ñu fees fa del tournée yi may def yëpp hôtel bu ma nekk ñu wër ko waaw donc man vraiment loo xam ne gisuma ko parce que man dew ma ci tournée ba gis ay nervi wala ñaak gis ay nervi yéen laa dégg ngeen koy wax. ci noonee moom professeur Issa Sall amit xemmemte fu bokk ci jongante locale yi ñu dëgmal ci atum 2022. candidat du Touba candidat 557 collectivités locales yi fu ñu fi mun a am candidat dinañ fa am candidat fu ñu fi mun a am candidat dinañ fa am candidat léegi fu ñu dem nag yaakaar ne bu ñu booloog nit dinañu am candidat mais ñu booloog nit bu fekkee ne mun nañ jox ñu dem élection. du da nga war a dem rek gagner wala da nga war a dem rek perte parce que parti li tax mu jóg mooy nga dem élection
donc man mënuma comprendre parti bu taxaw te demul élection. Mohamed Toukib nemmeeku ci Touba njiital parti de la paix ne yëg-yëgam du lenn lu dul soññaat ay ñoñam ngir waajal élection yi ñu dëkkmal. góor nag lo jaajëf ñu daal di jóge ci jéeri ji tëmb ci géej gi fekk fa ñii di soldat si sàmm géej gi am na coowal bateau bu nu jàpp ci waxi Sénégal yi mu doon tëmb ak ñax mu bon mu nu aaye ci réew mi jàppees na koom ba fi mu toll nii daal dinañ koy teeral enquête jëm ngay wéyandim ñu ànd ci ak faram fàcce bi nga xam si moo di capitaine frégate bi nga xam di Cheikh Oumar Diagne jokkoo na ci ak ITV. donc samedi ci ngoon lañu yëgal ni am na bateau bi nekk au large biñ ko yëgee rek la ñu yëkkati si ñaari gaal yi nekkoon géej yëbal leen foofu ñu ànd ak force spéciale mer donc ñooñu ñoo chargé dox liggéey bi bu ñu àggee sur le terrain donc yàlla dafa def bi ñu fa àggee ñu jàpp bateau bi delloosi ko ba Dakar bateau bi daanaka amul benn pavillon bu mu arboré mooy li ñuy wax navire sans pavillon reconnu donc bi ñu ko àndee ñu jébal ko administration yi nga xamante ne ñooy yëngatu ci mbir moomu police gendarmerie douane bu ma limee jum am na yeneen yu ci yokku donc ñu xayma quantité drogue bi tudd hachis bi ci nekkoon donc bi ñu ko xayma dafa joxe 8 tonnes 334 kilogrammes juróom-ñetti tonnes ak ñetti téeméer ak fanweer ak ñeent kilogrammes ci hachis loolu lañ jàpp te ñetti nit ñoo nekkoon ci gaal gi ñoo ko doon dawal jox nañ leen police mu ngi dox wàllum ci enquête bi. ñoom fan lañ doon jëm. fi ñu jógee ak fi ñu jëm mënaguñu ko wax ndax enquête bi rek moo ko mën a révéler moo ko mën a. enquête la bopp ma ngay wéyandi soldat sin dénk géej gi di saytu wala guni mel leneen lu ñu saytu mooy tàggat yaram Ligue 1 ak Ligue 2 ña ngay doxal bu nu xoolee Guédiawaye FC moom daanaka yéeg na wane na boppam fi ñu toll nii tembe ma nga ca kaw bu fekkee nag ñeenti at ginnaaw bi mu jóge woon ci Ligue 1 boobule. keneen kuy wane boppam mooy lu mel ni ki Linguère bu Saint-Louis moom de daanaka Teungueth FC moom itam ma ngay wane boppam bu baax a baax ndax daal dinay sànni karawaas ga ci kanamu ña koy daqanteel muy waa Pikine ak Génération Foot ca suuf nag Gorée moom daanaka moo waroon xëccu ak ñaari tali waaye ñoom ñaari ña nga ci suuf a suuf ñëwaat ca résultat yaak la xew lépp dañ ciy ànd ak Cheikh Diop. ñeenti bëccëg dong des ci championnat première ak bu deuxième division bu Sénégal mbir yi tàmbali naa leer ci bopp ak ci suufu classement bi Teungueth ci FC mi gën a jege rek jël raay gi ay bés bii dañoo daan Njàmbur bu Louga ñaari bal ci dara ñu prox ndool ci ngir gën a sori rek ndax Pikine moom gañewul ak Génération Foot rawatina Pikine juróom-ñaari poñ Génération Foot dafa sax daanu ci diggante mag Jaraaf bu Ndakaaru benn bal ci dara ci noonu sax Jàmbaar jël na ñetteelu place bi ci moom Jàmbaar moo daan Stade Mbour benn bal ci dara. AS Pikine moom dafa témboo ak Mbour Petite Côte kenn dugul sama morom dara Jaraaf bu Ndakaaru gannaaw bu mu amee ndam ci kaw Génération Foot mi ngi tam leen ñëw ci classement bi jamono yi moo nekk ci juróom benn place bi tolloo ak Casa Sport ay poñ te it am na ñaari jogante yoo xam ne rek war na koo amal Casa Sport sax dafa témboo ak ñaari tali kenn dugul sa morom dara benn témboo ci diggante seen excellence bu Thiès ak it Dakar Sacré-Cœur waaye foofu ku nekk dugul na sa morom ay benn bita AS Douane moom ba tey mi ngi gën nekk ci ay jeexi jaaxa gannaaw ba mu dàqee entraîneur bii di Joseph Senghor Youssou Goré moo ko daan yu yaatu ñeente bal ci benn tax na sax waa Goré bàyyi ñaari tali ci place bu mujj bii waaye li gën a am solo ci ay bés bi mi ngi amee ci deuxième division bi Guédiawaye FC am na ci rek ñëw ci première division bi saison bi ñu dëkkmal loolee gannaaw ba mu amee ndam ci digganteem ak Renaissance bu Ndakaaru benn bal ci dara am nañ sax lu toll ci fukk ak juróom-ñeenti poñ rawee ki nekk ñetteelu place bi mu di sportif bu Wakaam fukki poñ ak ñeent te ñeenti bés dong moo ci des li ci des leneen nit mooy xool rek championnat bi ci digganteem ak Linguère bu Saint-Louis boobee sax dañ koo daan Jeux Fatick moo ko defee benn bal ci dara US Ouakam moo daan Kër Madior ñetti bal ci benn score bu ñu toll it la Dakar Université Club daane équipe bi di Africa Promo Foot waaye ñu jeexal diggante Port Autonome bu Dakar ak Amitié FC ndam demul ndam dikkul. Cheikh Diop jaajëf waaye itam jaajëf ci ànd beeg ñun ci seen télévision ITV. li moo la laaj ci xibaaru marax yi dañ fi teewaat yeneen jotaayu xibaar incha allah 19h45 la jot ak Adama Anouchka Ba la ko mooy programme bi day wéyandi ak ITV ila li xaw